dal leen ak jàmm nataalu président Macky Sall bu mu costume cravate takki lunette fas kanam ga moo nekk ci xët wu njëkku l'Observateur journal Uri 15 angle corniche bi ne njiitu réew mi di président Macky Sall ca Paris di France ga mu nekk fa la toll di artu di naan nay leer amul kenn wala lenn lu ko mën a xoqatal ndegam bi mu nekkagul président de la république la faale wutoon ku koy xoqatal waxu malaaka bi ko yàlla tegee ci bopp réew mi ba tey ci journalu Futur Média bi président Macky Sall di naan am na ñoo xam ne ku leen topp ci seeni mébét dina la tax a def looy réccu ba tax muy xamal militant ya nekk foofee ca Paris ngir ñu jàppale liste yanu tànn ci élection gox-goxaat yi nu dëgmal waaye te waajal élection falum député yu atum 2022 ci noono te tabb na fa vice consul bu Paris di madame Soxna Awa Diop Mbacké def ko ministre Le Soleil yéenekaay ne gannaaw loolu itam njiitu réew mi di président Macky Sall daal dina fay sargal juróomi doomu réewu continent bi te ci ñooñu Mohamed Mbougar Sarr ak Felwine Sarr ca lan bokk L'Observateur ne Mbougar kay commandeur national de l'ordre national du Lion la ko président décoré tax muy xamle mbégte mi moo àndal Waly Ba mel ni ku naan ko doon na fi gën a neex boo leeraloon sa position ci borom ñaari tur yi laas yéenekaay ne Waly Ba nekk bindkat nekkit xeltukat ci wàllum bind moo xamle lu ni mel ba noppi ne Mohamed Mbougar Sarr chance dëgg la ngir lijjanti ñetti problème keneen ku bindub livre boo xam ni da caa dolli problème moo di Diary Sow Les Échos yéenekaay ne Diary Sow mi fi gàddaay yoon ba askanu Sénégal yépp seen bopp ubbu ñu nekkoon ci njàqare ci ay saaga la mu jég ñoom ndax nag journal bi nee na ci roman bu yees bi moom Diary Sow bind duppee ko Je pars la mu ca xamle moo di la mu def moom la neex moo tey te yoonu kenn nekku ca li doon léppi ñépp te lu ne ku ne nekk ca moo di élection gox-goxaat yi nu dëgmal L'Info Sud du Quotidien ak journal Enquête ñoom ñépp ci mairie bu Ndakaaru lan xëy di ca wax boole ca di xamle ne du yomb journal L'Info ne la guerre des six moom faaw mu am mënul ñàkk ndax nag boo jëlee juróom benn candidat yi koy xëccoo muy Pape Diop dafa bëgg a dellu ci aljana joo xam ne da koo rëccoon Soham Wardini mi nekk maire par défaut noppeegul ngir joxe toogu gi Doudou Wade moom naam ne PDS dooleem wàññeeku na ci capital bi candidat bu góor gi di président Abdoulaye Wade la Abdoulaye Diouf Sarr mi yàgg a gént a nekk maire bu Ndakaaru moom la waa Benno Bokk Yaakaar ne affaire bi yow la Barthélémy Dias nekk susu waa Ndakaaru ci tànki mentooram di Khalifa Babacar Sall la jaar Mame Mbaye Niang moom journal L'Info xëy samp laaj ne ndax nekkul candidat boo xam ni président Macky Sall moo nekk ca gannaawam Sud du Quotidien moom bind ci xëtam ne mortal combat en vue yéenekaay bi ne la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war koo gëm moo di ne Benno Bokk Yaakaar di Yewwi Askan Wi di Wallu Sénégal ba ci bokk gis-gis amul kenn ci ñoom koo xam ne mënees na noo wax ni mooy am ndam waaye nag li leer te wóor moo di ne aku ca man di am ndam moom mbir ma du yomb xëccoo dina am te it dina yàgg te dina metti ba noppeet ku ca juum di nga ñàkk ci ñàkk ba fii ci ñi nar a nekk candidat ci gaay yi xëccoo mairie bu Ndakaaru moo di Bougane Gueye Dany enquête yéenekaay ne njiitul gëm sa bopp noppeegul ndax nag nee na dafa yóbbu yëf yi ca kanamu cour suprême source a moom xëy di càmbar gaay yi defoon recours ca kanamu cour d'appel journal bi ni coalition Yewwi Askan Wi ca lan bokk te nag tey ci gaaw bi ci la ñuy xaar takk bu dëgër ci fanu nar a jëm waaye ba fii source a nee na jàppale ni ñoom waa Yewwi Askan Wi duñu am candidat ca Sinthiou Bambabé duñ ko am ca Boké Dialoubé te it duñ ko am ca Mombo Sanjiri Parcelles Assainies gi ci Ndakaaru Vox Populi nee na Mamadou Wane def na fa liste parallèle samp fa ndëndëm dëkk maire ba fa nekk ndax nag Mamadou Wane nee na maire ba fa nekk di Moussa Sy def na ca bopp mairie ba fukki at ak ñeent te buñ ko bàyyee dina fa def ñaar fukki at ba tax moom Mamadou Wane mu ne du seetaan lu ni mel ñu ànd dem seeti li nekk ci xët u njëkku Le Quotidien yéenekaay bi ne ca Kaolack gannaaw rapport bu nu fa def am na juróom benn juge yu cour d'appel bu Kaolack yu nu épinglé te dina leen yóbbu ca kanamu conseil de discipline ñi nar a weesu conseil de discipline ba dugg kaso moo di couple nigérien bi nekk ci Libération journal bi ñaari doomi réewum Nigéria ñoo lëkkaloo ak benn Sierra Leonaise daal di jële ñeenti mineur ca réewum Sierra Leone seeni at toll ci diggante fukk ak juróom jàpp fukk ak juróom benn ba noppi defaral leen këyit yu baaxul ngir wane ni danoo majeur yéenekaay bi ne lan ca jublu woon moo di leen jaaloo seen bopp waaye te jamono ji ca Ziguinchor ganu nekk yoon teg na leen fa loxo Sénégal Congo suba ci dimanche ji lay amee ca benn dëkk ñaari gaar di Thiès waaye record yéenekaay nee na jogante boobee tëggum dëndakum sémmiñ la nar a doon neex benn naqari benn ndax nag benn match boobee moo dese gaynde yu Sénégal yi tax journal bi di naan ndam rek moo leen ca war ngir gën a dalal xelu askan wi record yéenekaay yokku ca ne Sadio Mané moom du ca bokk ndax nag keroog ba Sénégal di football ak waa Togo gaañu ba mu ca jële woon bàyyeegu ko ba tax tey jii ci samedi ji dina delluwaat ca Liverpool ñu del si ñun ci Sénégal dellu ci Vox Populi ànd xooli la xew ca Julki di dëkk bu nekk ca Linguère journal bi nee na Gallo Ndiaye ab sàmm la dafa jiital ak juróom dugg àll bi ab sàmba booy kar ko dóor ko balu fital ba noppi rugat jurga yóbbu leen Savon de Marseille Alfé. ci xibaaru suba si bokk na ca mbokk yi boulanger yi nga xamante ne ajjadi nañu kon lu jëm nag ci grève bu ñu rek amaloon dañu naroon ko kon jeexal ni ki dimanche doole nag gannaaw ba au conseil
bu dialogue social daal ci dugalee loxoom moom soxna Innocence Tap Ndiaye président Macky Sall moom moo daal di kon dëggal yenn ci ay liste parallèle ci bu Benno Bokk Yaakaar ci élection locale yi ñu dëgmal ka jiite APR nee na nag dara mënu koo xoqatal rawatina nag manifestation yu fi amoon ci ay bés bi Tivaouane di ubbiwaat jumaa bi ñu rek tëjoon kon gannaaw Covid 19 man na léegi ñaari at ci biir xibaar yi di ngeen déglu kon lu jëm nag ci mbégte bi nga xamante ni taalibe yi am nañu ko ci biir reportage suñu ndaw ba ñu toogal foofee ca Tivaouane tàggat yaram football ak séance d'entraînement bu mujj bu gaynde yi tey ji ci ngoon lay doon ca stade Lat Dior foofee la ñu war a laale ak waa Congo ni ki suba ci dimanche gi ci judo Open de Dakar dinañ ko tàmbali tey ji ci samedi ji lu kon ëpp téeméeri combattant la ñuy rek daal di xaarandi ñu jóge kon ci fukki dëkk ak juróom-ñaar ba léegi ci ñaareelu pàccu xibaar yi tàggat yaram lay doon ak li yéen kay xëy tey ñu ànd ceeg Serigne Saliou Seck Abdoulaye Diop moo féete ci machine bi ci micro bi Diena Bassirou Ba. di leen dalal ak jàmm ci xibaaru suba si fii ci rajo Futur Média doole ko ak kon lu jëm ci wàllu sinébar bu ñu rek daal di jàpp foofee ca Thiès police moo teg loxo ci lu toll kon ci juróom fukki kilogramme yamba ka nga xamante ni moom la ñu jox kar bi baaraamu kon tuuma teg ko loxo bokk na ci ñi nga xamante ni saa su ne ci mbir yi mel lañ koy rek daal di téye loxo te loolee nag Thiès ñëpp a ko xam Thiès Cheikh Anta Diop. sinébar di yamba bu takku nag lu waa police bu Ngent bu commune bu Thiès teg loxo ci ab waay boo xamante ni dañu ko doon topp bi ñu demee ci néegam nag fekk fa nag lu tollu ci juróom fukki kilo yamba ci la dawe boobee ba léegi nag waa police di ko wër ñoom sax nee nañu daanaka police xam nañu ko bu baax ci njaayam sinébar ndaxte ci atam 2018 jàpp 2020 tegoon nañ ko fi loxo mu tëddoon ñaari ati kaso ku ñu xam la ci mbir mi lu jëm ci wàllu xeex nag sinébar takk der yi nga xamante ñoom ñoo nekk ci police bu Ngent doon ko wër fu ne dugg nañ fa ba mujjantal gi ñu teg ko loxo ca Mboro ginnaaw bi ñu jëfandikoo xarala yu yees yi lu ñuy wax géolocalisation xool fa mu nekk ñu dem ba fekk ko ci ab baar ca Mboro foofee la ñu ko tegal loxo ginnaaw bi ñu ko lanketee nee na mbir mi yàgg na koo def ndaxte tëddoon na ñaari ati kaso ci mbir mi ñu ko jàppe woon muy jaay yamba ginnaaw nag bi waa police bu Ngent wéyalee l'enquête bi ba àggal jébbal nañu ko tribunal bu Thiès li ñu koy toppee moom mooy yëngu ci wàllu trafic yamba ak di ko jaay RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop xibaar bu neex ci suñu kon kalu séeréer yi ak jàllo yi jàpp leen nag tey ji ci suba bu ñu xëyee mën nañu dem kon ca boulangerie ba ngir jënd mburu lu jëm nag ci grève bi nga xamante ni fédération nationale di boulanger ak regroupement boulanger yi ci Sénégal doon amal daanaka teg nañ ko ci suuf loole nag gannaaw ba ka jiite au conseil dialogue social kon daal di waxtaane ak ñoom Asbara Kane. fédération nationale des boulangers ak regroupement des boulangers du Sénégal dakkal nañ grève bi ñu nekkoon gannaaw ba ñu seqee am ndaje seen diggante président du haut conseil du dialogue social di Innocence Tap Ndiaye Ndéné Ndiaye mooy seen secrétaire général. bu ñuy xoolee situation yi ak complexité bi nga xam ne moo nekk jaaxle ci actuellement ci secteur bi dañuy sant di gërëm décrispation bi nga xam ne moo am ci tey ci bés bi. ci loolu nag ñun dinañ delluwaat suñu bërëbu liggéeykaay def kon nañ ko doon defee fanaan di liggéey bu Sénégal yi xëyee mun a am seen i mburu dëkk bi nekk ci dal. présidente au conseil du dialogue social di woo acteurs yi ci waxtaan wu yaatu ci njëgu mburu mi. wàllu njëgu mburu mi loolu ñi nga xam ne ñoo ngànk loolu dañu toog waxtaanee ñun suñu devise mooy waxtaan si la lépp xaj xëccëkoo bi du tax ñu am solution avant que bu ñu toogee ak ministre du commerce ministre des finances ministre de l'énergie problème yi nga xam ne yëpp moom la ñuy jànkonteel ñu saafara mais wàllu mburu moom dafa nekk lu essentiel. fédération nationale des boulangers du Sénégal nekkoon ci grève depuis talaata bële jàll gannaaw ba l'association des meuniers et industriels du Sénégal nekkee ci ab grève. kon tey mburu dana am ci boulangerie ñi nga xamante ni ñoom ñoo rek daal di loru ci TER bi danañu rek jot seen ay terrain daanaka ay bés bi ñu dëgmal mu nekk nag ay ndàmpaay ñu leen di jox loole nag nekk ab dige bu directeur général bu APIX mi kon daje ni ki démb ak collectif national bi ëmb ña loru kon ci liggéeyub TER bi ña bokk kon ci collectif boobu le teg nañ itamit ci suuf toogaanu ñaxtu bu ñu waroon amal ni ki démb ca Colobane
Aminata Ba. ñii loru ci liggéeyu train express régional daal di tekk ngànnaay yi ginnaaw bi ñu amalee waxtaan ak directeur général bu APIX Mountaga Sy moom sax mu daal leen di dikk dina daal di fàcc seeni ñaxtu Makodou Fall nekk njiital collectif bi ëmb ñii loru ci TER bi. Il nous a promis lancement bi dinañ ko def de la semaine prochaine wax na exactement li nga xam ne tey jii moo indi lenteur yi par rapport ak processus bi nu mu demee woon yëpp li mu ñu expliqué tamit ñun en tant que collectif tamit dalal na suñu xel ci loolu beneen bi mooy ci notification yi nga xam ni joxe woon nañ ko pour des attributions pour site Malika ak yooyu yëpp paiement vulnérabilité yi des tamit il paraît que c'est du ressort des préfets et du gouverneur donc commencé woon nañ di fay mais ba léegi desoon te ne dinañ def leur effort pour avant que ñuy lancer le TER là donc ñu fay ci ñu bëri ñi nga xam ne desoon na daal. bu ñu sukkandikoo ba tey jii ci Makodou Fall ñoom nag ñuy xam ne ni seen xel dal na ci engagement yi nga xamante ni directeur général bu APIX jël na ko ba tax na nag ñuy xam ne ni balaa rek ñuy def dara faw nag ñuy waxtaan ak seeni naataangoo. am nañ confiance dañu wan papier parce que y a un décret qui est sorti du site même nous sommes mandatés par une population et vraiment cette population là où ñu ngi concerté donc pour ça dañuy delluwaat à la base pour rendre compte donc toutes les décisions yi nga xam ne tamit dañ ko war a jël tamit ci base bi noonu lañ koy jëlee suñu plan d'action tamit foofu lañ koy jëlee. ginnaaw ay at bi ñu nekkee ci xeex collectif bi ëmb ci ñiy loru ci TER bi di am yaakaar ni bi la yoon ñi ngànk nguur gi dinañ daal di saafara seeni jafe-jafe balaa rek saxaar si di train express régional di door. Aminata Ba dañuy dem ba bët kon gànnaaru Sénégal commune bu Gaye ñoom léegi am nañu lu ci mel ni chaise dentaire maanaam fi ñuy toog pour ñu saytu seen ay bëñ waaye tamit appareil buy def wàllum échographie ñaari appareil yooyu nag daal di jar lu kon ëpp fukki million ak juróom dafa kon yëkkati bu baax a baax plateau technique bu diwaan googile askan wa nekk ko fee ca Gaye léegi duñu demati ba Richard Toll ngir mën a faj li ni mel loole nag maire bi daal di koy rafetlu Abdou Khadre Ndiaye lay wuyoo ñu teewlu ko ci micro suñu ndaw Mamadou Diagne. ginnaaw bu ñu état bi ak AGETIP jàppalee ñu am un bâtiment flambant neuf boo xamante ni mën na accueillir le relèvement du plateau technique le médecin chef de district le dentiste du district ñoom ñëpp accompagner cette démarche vraiment inclusive parce que lii nii bu dee fukki cër ak ñaar commune ñaar rek la ci def li ci des yëpp ci ay koppar ay doomu dëkk bi yu yàlla mënee gan ay partenaires yu nekk bitim réew notamment ñoo jël seen alal may ko population Gaaya ginnaaw Gaaya bu fekkee ba ñu jëlee commune bi gis nañu ci suñu diagnostic territorial gis nañ ni bu fekkee da nga bëgg jóge fii dem ba fu mel ni Richard Toll wala feneen pour fay échographie wala xooli sa bëñ dangay am coono dem ak dikk am métit boo xam des fois mënta xaar ba pare fay prix wu consultation ba fare foofu fay transport bi kon loolu surcoût la woon matériel bi yëpp bi ñu ko évaluer ñaari matériaux yi ñu fi réceptionné yëpp valeur fukki millions ak juróom ak accessoires yi mu àndal yëpp ñu sant ci yàlla ginnaaw loolu wax dëgg yàlla ñu ñaaxante ci li nga xamante ni mooy yorin bi ndax ñu bañ ko def départ rek bañ a gérer arrivée bi nañu gérer étape yëpp pour que entretien bi ci war ñu def ko entretien bi am nañ ci rafet njort ndax c'est du personnel professionnel ñoom ñoo koy def am nañu yaakaar ni niñ ko bëggee daañu ko sàmmee ni pour que entretien bi war et au-delà même de l'entretien bu ñu waree dem ba war a renouveler yenn matériel yàlla mën ñu defal sutura ñu mën a def mécanisme yoo xam dinañu permettre ñu mën a ñoŋal la ci war ci alal ak yu ni mel pour que loolu sax fi dàkk. 8h jot na ba teg fukki simili ak benn. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. dalal leen seen xel kenn mënuma xoqatal loolee nag le président Macky Sall daal di wax démb ay militants am foofee ca Paris ci am ndaje mu doon amal ak ñoom mu nekk nag ay kàddu yi nga xamante ni du ko yëkki ngir tontu ci manifestation yi amoon fii ci ay bés bi gannaaw nag ba ñu kon daal di tegee loxo ki di Barthélémy Diaz ak ñamu àndaloon njiitu réew mi na wax na itamit lu jëm ci wàllum élection locale yi ñu dëgmal ne nag lu jëm ci wàllu yenn liste yi ñu gis kon ci te muy xaw a wujji ak benn bokk yaakaar te ñoom ñëpp ñu farandoo nee na moomee kon moo ko rek daal di cautionné Cheikh Sidou Silla mën nañu wax ni dafa leer que président Macky Sall ñuy wax deuxième vague ñooñu la doon tontu en tout cas ci kanam ay militants yu bëri yu dajewoon tey résidence ambassade Sénégal fii ci Paris nee na moom kenn mënu ko xoqatal surtout que léegi yor na ay pouvoir. président déglu leen ne président nee na leen. nee naa leen na xel yi dal. na xel yi bu nee naa leen
laata may jël réew mi sax mënuñu ma xoqatal ginnaaw tey bi nga xam ne yor naa lépp sama Macky Sall mu ngi wax lii nag ñaari fan rek bi ay jàmmarloo am entre ay manifestants ak ay policiers bi ñu interpellé Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko ak Malick Gakou. Président Macky Sall wax na aussi ci élection locale yu war a am janvier prochain dafa ñaan militants yu nekk fii biti réew pour ñu mobiliser seeni famille yu nekk Sénégal pour ñu woteel Benno Bokk Yaakaar. xamal na aussi que autorisé na quelques listes parallèles waaye loolu stratégie la woon. xam naa dana am ñu ko politiqué ndax am na si tuuti gox yoo xam ne benn autorisé naa ñu am fa ñaari liste parce que dañ doon bañ suñuy voix di tasaaroo waaye loolu tuuti gox la ku ci mel nu Kolda bàyyi nañ mu demee noonu ku ci mel nu Bignona par exemple voilà yi ci des nag moom am na aussi yeneen i gox yoo xam ne bu ñu leeree ne lépp ñu na alors au lieu nga tere Moussa bàyyi Demba mu dem da nga naan yéen ñaar ñëpp dem leen ku gañ a baax doom bi du génn gaal gi waaye nag am na ñoo xam ne dañuy mbubboo président te cautionné wu ma leen joxuma leen benn caution voilà loolu lu ñuy leeral la balaa élection yi jot. ku doon jokkook yéen fii ci Paris Cheikh Sidou Silla RFM. Cheikh Sidou Silla ca Tivaouane Peulh ak jiite coalition Yewwi Askan Wi moom dafa mer ba fuutu ci kaw sous-préfet bu arrondissement bu Sangalkam la ko waral nag mooy kilifa gi dafa rek daal di ñàkk nangu kon lu jëm ci candidature coalition dogal googu itamit cour d'appel daal di koy dëggal waaye Ahmed Wade ne nag lu njik njaaga rek. lu jëm ci wàllu woowu maire bi nga xamante moom moo fa nekk mooy Ndiak ndaxte moo nekk ci ginnaaw lii yëpp ñu déglu ko ci micro Abdou Diouf Diagne. wax leen ni ànduñu ci li sous-préfet bi def te dinañu ko xeex ci li ñu war a def ci administration ak ci loi Sénégal waaye dinañ ko xeex aussi ci politique wan ni élection bi pour mu am jàmm il faut que coalition Yewwi Askan Wi bokk ci élection yi duñu nangu ñu génne ñu ci ay njuuj njaaj ak ay laxas pour rek tëral loo nga xamante ni tey jii maire bi fi nekk daal am na autoroute boo xamante ni moom mooy Benno Bokk Yaakaar ñi ñu bàyyi yëpp ñu mer la ñu jóge Benno Bokk Yaakaar tey jii daal loolu li nga xamante ni moom la ñuy ñax moom la ñuy wax askanu Sénégal moom la ñuy wax askanu Tivaouane Peulh ñàgg ni leen du ñu nangu benn yoon élection bii dinañ ci bokk ci nii wala ci naa seetaan mel ni suñu yoon nekk loolu daal duñu ko nangu tey duñu ko nangu suba loolu moom la ñu bëgg a waxtaanal askan wi ñu jàpp ni ñun de parce que yéen a ñoo xeex ak régime bii fi nekk ci politique xeex ak ñoom ci loi yi xamante ni Sénégal ñun ñëpp ko bokk pour wan leen ni élection locale gox beeg goxaan ñoo war a tànn nit ñi leen di jiite waaye du président de la république moo war a tànn ñi jiite ci goxaat yi wala ministre ñoo war a tànn suñu njiit loolu dañ ko war a bañ dañ ko war a xeex fépp ci dëkk yëpp ci fépp ci Sénégal loolu daal tey jii mooy sabab bi tax ñu bëgg coalition bi gën a taxaw ñu gis ni dañ noo war a boole ci élection yi di ñëw. ba léegi ci wàllum élection locale 2022 yi colonel Alimar moom itamit dañ ko daal di téye gannaaw recours bu mu kon dugaloon ci cour d'appel bu Thiès mandataire bu coalition ànd defar sa gox ca Mbacké colonel bi nag nee na moom du bàyyi mbir mi mu sedd dana def kéemtalaay kàttanam ba mën a kon daal di yëngal li ni mel ñu déglu ko moom colonel Alimar ci micro Pabale Gueye. préfet bi def na jëf ju ñaaw jooju mu def te ñu yaakaar ne dafa am ay loxo xanaa yu nekk ci ginnaaw dem nañu fa ñu war a dem muy ci cour d'appel bi foofu procureur bi waxoon na ba ni daal kii dañu war a indiwaat këyit yi nga xamee ne moom la préfet bi te ñu war ko xoolaat kontewaat ko ndax mu mën a ñu mën a atte ci yoon wante luñ doon xaar amul cour bi rejeté na suñu appel wante loolu nag ñun ñoo koy fajal suñu bopp dinañu organiser wu ñu nag ñi nga xamee ni ñëpp tey Mbacké ñi ngi suñu ginnaaw ñi nga xamee ni ñëpp tey amoon nañu yaakaar ci colonel nga xam ne dina fi andi doxalin bu bees ñoo ñëpp tey ñi ngi suñu ginnaaw ñu fas yéene andi réponse bi nga xamee ne que jëf ju ñaaw ji loolu rek mooy tontom dinañ andi dajaloo wane suñu doole wane na Mbacké ñu ngi suñu ginnaaw wane na tey Mbacké changement la bëgg wane na Mbacké ay nit yu bees la ñu bëgg ay nitu dëgg la ñu bëgg.
fukk ak ñeenti liste lañu fa rek daal di déposé jàpp leen ne benn dong lañu daal di kon kale foofee kon ci wàllum commune bi foofee ca Mbacké 8h jot na ba teg fukki simili ak juróom-ñaar. rajo askan wi. jumaa bu Serigne Babacar Sy ca Tivaouane ubbiwaat nañ ko gannaaw ñaari at yu ñu ko tëjee ndax Covid 19 du jëm nag ci xibaar googile taalibe Tijaan nekk foofee ca Tivaouane rafetlu nañ ko loolee léegi nag mun nañu dem ci julli fa kon jullib ajjuma reportage Mam Asukan. nodd bi boo ko déggee nga xam ne ubbi nañ jumaay Serigne Babacar Sy bi mbégte nga di ko liir ci xaru kanamu taalibe ñëwoon julli si jumaa tey jilee Pape Maodo Diop ma nga sol mbubu bu bleu bone bi mu teg ko ci bopp bi yoreb kurusam ma ngi ñuy xamal mbégte bi mu am ci ubbiteb jumaa ji. bi yonent bi demee gàddaay ba àgg ci Xubaa taxaw fa war a rentré dugg Madinatul Munawwara ca 1h30 ba mu départ bi bëgg a war a gëleem la Jibril ni ko cëpp na ko sa borom ne tey na nga julli jumaa mbég moom moo nu dikkalaat tey bisu àjjuma booba. waaye nag mbég mi da am fokk nag mu reposé. mbégte mu mel noonu tamit ngay gis ci kanamu Pape Amath Mbaye doon kenn ci noddukat yi ak Vieux-Kane doon taalibe Serigne Abdou Aziz Sy. ndax mbégte la moo xam ni tabaarakallaahu Tiwaawan taalibe Cheikh yëpp namoon nañu képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah rek namoon nga lu mel nii loo ci mën a dégg daal mooy daal ñëpp kontaan nañu taalibe yëpp bég nañu ñëpp mën nañoo ñëw ziyaar si ndax daal tabaarakallaahu lépp ubbeeku na. yëg-yëg bi taalibe yëpp am rek ndax man sax amaana yaakaaruma ko woon ndax nam xadara bi yiñ fi daan amal lu mel ni aljuma bi nga xam ne day dundalaat ruux yi dafay dundalaat jëmm yi tey ñu ñëw ñu ubbi jumaa yi. lu ëpp ñaari at jumaay Serigne Babacar Sy bi ñu tëj ko lépp ngir bañ lawal coronavirus ci biir dëkk bi tey ji nag taalibey Tiijaan yi fees dell ci jumaa ji ñu kontaan loolu ci liilee dinañ mën di amalati xadaratul jumaa ci zawiya El Hadj Malick Sy ak jumaa Serigne Babacar Sy bi Mam Astukan fii ci Tivaouane rajo Futur Média. gannaaw ba 8h jotee ba teg fukki simili ak juróom-ñeent ñu yegsi ak yéen ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Mohamed Diop. dal leen jàmm ci xibaaru tàggat yaram yi ñu koy ubbee ak lu ñeel équipe nationale bu football niki ci àjjuma ji tàggatu nañ pelouse bu stade Lat Dior bu diwaan bu Thiès lu toll ci fukki joueurs yi nga xam ne ñoom jotu ñoon bokk ci match bi nga xam ne moo doxoon alxames diggante Sénégal ak Togo ñoom ñoo mujj entraîné ci pelouse bu stade Lat Dior bu diwaan bu Thiès ci njiital Régis Bogard di entraîneur adjoint bi Aliou Cissé ak li des ci groupe bi ñoom ñu ngi woon ca hôtel bi ñu fàttali ne 6e et dernière journée bi nga xamee ne war nañ ko jongante dimanche jëm ci coupe du monde Qatar 2022 gaynde yi war a dajeek Congo Brazzaville ci dimanche bi kon ci stade Lat Dior bu Thiès ndaje mi ñoo ngi ko jàpp juróom ñaari waxtu ci ngoon ngeen mun ko déglu ci rajo Futur Média en direct ànd ceeg suñuy équipe wax ba tey ci résultat yi nga xam ne ñoo ñeel qualification coupe du monde Qatar 2022 ci Afrique 5e journée bi ba tey Burkina ak Niger def nañ match nul 1 but partout Algérie dem fekki Djibouti daan ko ci ajuma ji ñeenti bal ci dara Algérie sax qualifié na ci li nga xam ne mooy barrage yi Gabon daan Libye benn bal ci dara Guinée-Bissau Guinée-Conakry ndam demul ndam dikkul 0 but partout la ñaari Guinée yi def Maroc dem fekki Soudan daan ko ñetti bal ci dara Maroc mi nga xamee ne jamono ji sax qualifié na ci li nga xamee ne mooy barrage yi ndam dikkul tamit diggante Égypte ak Angola ci ajuma ji lañ doon jongante Égypte sax jamono ji ñoom tamit qualifié nañ ci li nga xam ne mooy barrage coupe du monde Qatar 2022 léegi leer na stade bu Parcelles Assainies léegi ñu tàmbali ko jëfandikoo ci samedi bii lañ koy dalloo bu ñu sukkandikoo ci kaddu yi nga xam ne maire ba di Moussa Sy wax na ko muy nag infrastructure boo xam ne ñoo ngi ko doon yeesal depuis ay jamono ngi nii mu teewoon a egg waaye nag léegi ndaw yi dinañ ko mën a jëfandikoo ci samedi bi Moussa Sy moo dënk kaddu yooyu Omar Mbow gannaaw bi nga xam ne ci àjjuma ji demoon na nemmeeku ji liggéey yi ñu teewlu Moussa Sy maire bu Parcelles Assainies. weer ak genn wàll ngi ni ñaari semaine man maa fi dugg ak samay agent di peinture di pavage di dindi ay ñax di dindi ay xeer ba stade bi mel ni mu mel nii li fi des ci liggéey bareetul te incha allah fii ak ñaari semaine dinaa terminer liggéey yi fi nekk yëpp gazon bi net na bii monté nañ ko dimanche tribune bi nekk sama ginnaaw amul problème am nañu 4 vestiaires am nañu 20 toilettes publiques pour le public donc gëm naa ni jeunes yi mën nañ ñëw jouer
ballon bi mën na daw suba dinañ commencer zone 8C bu ñu paree teg ci zone 8B donc loolu daal mooy li nga xam ne moom laa bëggoon annoncer tey la jeunesse sportive des Parcelles que dès demain incha allah on va donner le coup d'envoi de l'ouverture de la saison donc 2021 du championnat national populaire au niveau des Parcelles avec 2 zones ñun mairie Parcelles bu ñuy def suñu budget en 2015-2016 on était à 480 millions ci li ñu fay ci li ñu def fii ci étude ci ay décompte yu ñu fay ci stade bi te gëm naa ne dina yegg 500 millions parce que équipement fitness bi ñun ñoo ko commandé barrières yi ñun ñoo ko commandé caméra de surveillance yi ñun ñoo ko commandé carrelage bi ngay gis nii sax presque fay naa ci 3 millions ci ñaari semaines yi gestion bi fii déjà dinaa leen présenter tout à l'heure l'équipe qui va gérer le stade municipal ay jeunes lañu yu dëkk Parcelles ay jeunes yu jàng yu bokk ci mouvement associatif bi une équipe de 11 personnes yoo xam ne mouvement bi xam nañ leen ñoom lañ dénk stade bi donc avec un directeur jusqu'au dernier agent bu ñu paree ñu signé contrat ak Galaxy bu Salif Diao pour mu defal ñu entretien stade bi donc contrat bi nag contrat test lay nekk de prestation. wax ba tey ci football ak déggoo bi am diggante AS Saint-Étienne ak Espoir de Guédiawaye mi nga xamee ne kon xaatim nañ ci ajuma ji ab partenariat signature bi moo ngi doon am ci ajuma ji ci teewaayu ki nga xamee ne mooy Gérard Fernandez di responsable cellule de recrutement bu AS Saint-Étienne dañ ciy teewlu Ousmane Wade mooy président Espoir de Guédiawaye ñu déglu ko ci micro Soda Thiam. partenariat bi comme ni ñu ko waxee léegi si njëlbeen njëriñ la si football sénégalais njëriñ la aussi surtout sur la ville de Guédiawaye parce que Saint-Étienne dafa taxaw ngir jàppale Espoir de Guédiawaye si wàllu formation ngir taxawu aussi les xale yi gën a am taxawaay ci wàllu football te ne féete biir Espoir ñu mën a xool nan lañ leen mën a tàggatee ba ñu mën a egg ci club pro Saint-Étienne et kii di échange di partenariat et partenariat boobu nag yaakaar naa ne mënut a ñàkk koom-koom ndax koom-koom boobu mooy tax Espoir ak jongante yeeg wàllu préparation beeg wàllu liggéey bi mu mën a am ay reins solides yoo xam ne dina tax liggéey bi gën a yombe daal. Ousmane Wade ngeen doon teglu mbokk yi di président bu Espoir de Guédiawaye gannaaw xaatimu contrat boobu déggoo diggante Espoir de Guédiawaye di clubam ak waa AS Saint-Étienne nekk ci Ligue 1 ca France. jeexale xibaaru tàggat yaram yi ak judo 5e édition Open de Dakar ci samedi bii lay tàmbali ci ajuma ji nag lañ doon amal cérémonie officielle d'ouverture bi ci stadium Marius Ndiaye bu diwaan bu Dakar. atum ren fukki réew ak juróom-ñaar la ñuy xaar ci ndaje mi lu ëpp nag téeméeri combattant dinañ ci bokk ñu teewlu Idrissa Diop moom mooy président comité d'organisation bu 5e édition bu Open de Dakar bu judo. yëpp a yemb na maanaam lépp lu jëm ci wàllu technique ak organisation compétition bi ci stade Marius Ndiaye te teg nañ ko en place waa jaar nañ fa tey pour ak sunu naataango Union africaine bi pour xool ndax yëpp yemb na ci ngoon si la ñu doon def cérémonie officielle bi maanaam ubbiteef bi ñu profité ci def tirage au sort bi pour xam ñan ñooy mën a jongante suba incha allah dinañ tàmbali compétition yi suba ci booru 11h et ak dimanche bi dinañ commencé ci 9h bu ñu xoolee ci wàllu dëkk am nañu fukk ak juróom-ñaari dëkk Afrique ak Europe yi fi nekk ak athlètes yi nar a ñëw pour participer am nañu lu ma téeméer ak lu teg ñu daal pour mën a def compétition liñ ci dolli aussi mooy liñ xam nañ ne mbas mi dafa nekk ci àdduna bi lépp lu jëm aussi ci wàllu protocole sanitaire aussi teg nañ ko pour geste barrière ni ko fédération internationale de judo digle. Idrissa Diop président comité d'organisation 5e édition Open de Dakar ci wàllum judo mbokk yi lii lañ leen andi woon ci wàllum tàggat yaram di leen gërëm bu baax a baax di leen sant ci teewlu bi.